internet Gaston Production ak Post Afrique ñu ngi am mbégte bu rëy toog ak ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye 2 ngeen am ko nag en exclusivité ndaxte bu mu jógee France ñun ñooy premier média bu mu jot a waxal ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ak yéen Balla ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay soxna si di la wax jërëjëf aussi di santaat yàlla baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di ñaan yàlla sama papa yàlla na ko yàlla yéen xaar ko àjjana yi gën a kawe ak képp ku ñàkk papa di ñaanal sama yaay mu gudd fan te am wér-gu-yaram wér ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi ñaanal njabootu moom Cheikh Fall ñu yàgg fi waa kër sëñ Babacar Sy ak waa kër sëñ Alaaji Malick Bu Kunta Njaasaan Ñaseen Xaadir Laayeen Ñaseen ñëpp bàyyiwoon kenn mën mi naa jum di ñaanal njabootu Cheikh Saadu bi ñu yàgg fi loolu te wér rawatina samay supporter ak sumay am di jàmm ak sumay staff ak sumay encadrement di nuyu Abdoul Aziz Aly Ndiaye di suma kilifa di suma lépp rawatina sumay supporter ak sumay am di jàmm rawatina waa Guédiawaye rawatina aussi tamit waa Casamance ñi nga xamante ne dañoo bëgg Balla Gaye bi ba mu jeex càkk ak képp ki nga xamante ne supporteru Balla Gaye dégg nga rek maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la siyaare di la jox sa lépp li nga xam yelloo nga ko sa mbër. macha allah donc Balla ñu gis ni que yow yaa ngi jóge bëkki démb rek mercredi fi nga xamante ne moom mooy France amoon na aussi ay images yu ñu jotoon gis yu wane ni yaa ngi woon INSEP donc da nga demoon foofu noonu pour faju wala également da nga fa doon amal plutôt ay entraînement. waaw alhamdulilah comme dañoo amoon blessure donc voilà yàlla dogal aussi tamit ñu bëre. ñu war a def suñuy traitement ak suñuy li nga xamante ne aussi tamit muy wàllum faju li nga xamante ne moo gën ci doomu aadama ndax boo wérul doo mën a def ci nekk ci yenn yi ba ci sax di ko waajal comme yàlla dogal na nag alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax dem nañu am nañu mbégte ci suñuy médecin am nañu satisfaction ci suñuy médecin donc mënuñu lu sante ko suñu borom sante ko suñuy staff ñi nga xamante ne aussi tamit staff bu am solo la ak bi nga xamante ne wax dëgg yàlla ku ñu gis ku ñu gis suñu làmb aussi tamit ak encadrement bi ak staff yi ni ñuy doxalee ak seen stratégie ci làmb donc loolu am na importance. macha allah donc ni ñu ko comprendre mooy instant bi sa état de santé macha allah yaa ngi à 100% wala dafa am lu la dese. waaw maa ngi sant yàlla nag parce que suma santé man la concerné ak ñi nga xamante ne ñoom laa ko sekkal. ak promoteur bi aussi dem suñu papa Gaston bi nga xam moom lañ ko sekkal loolu bu ñu amee lu ñuy leeral ci ñoom lañ koy leeral mais am na loo xam ne si tamit duñ taxaw ci télé bi di wax lii ak lii ak lii parce que fii doomu aadama bu nekk rek di nga feebar di nga wér di nga am ay tolof di nga am lépp li nga xamante ne rek nit war na ko am mais yàlla nag bu ñu dimbalee ñu am ko ñu dem ci waxtaan ak staff bi gérer lu ñuy gérer bu ñu ñëwee aussi tamit lépp lu ñu war a leeral promoteur bi dinañ ko leeral lépp lu ñu war a leeral aussi tamit ak suñuy staff toogee ko waxtaan ko lañ ko waxtaan ak ñoom. voilà aussi ñu bëggoon revenir juste un petit peu en arrière ci combat bu la doon boole ak Bombardier ñu bëggoon xam rek keroog aussi décision bu CNG jël accordé victoire bi par chute ki nga xamante ne moom mooy Bombardier loolu ban jàngat nga ci am. non amoo ci jàngat parce que man je suis sportif la au niveau boo xamante ne sama lépp dama koy teg ci yoon. ma ñàkk ak ma am benn la mais bu ma sañoon am CNG bon man yàlla suturaal na moom mosuñoo gis sama papier naan damay bind recours man du ma ko def jamais de la vie bu ma bëree ba pare soit que ay coow am ci wala ay wax ci am ci du ma sax am temps pour naan damay def recours parce que li nga xamante ne sottiwul ci bis bi pour man leneen mënu ko sottil donc moo tax awma lenn loo xamante ne rek bàyyi naa ci xel sante naa ko yàlla aussi tamit ba nga xamante ne yàlla lim ma jox jour boobu moom laa jël waaw moo ko sante et puis sante naa suñu borom. d'accord keroog aussi bu combat bi jàllee ndax jot nga visionner vidéo bi xool Balla ban erreur la def ak aussi pour sa prochaine sortie lan nga mën a def pour améliorer loolu. waaw erreur bu ma def man xam naa ko maa tooñ samay staff maa tooñ samay encadrement maa tooñ samay supporters loolu moom man maa ko xam naa ko te dama leen ci jéggalu bu baax a baax encore une fois parce que la ma def ak risques yi ma jël pour def ko leeral ma ci kenn dara maa ci def erreur mënuma loolu jéggalu staff bi
mënuma lu jéggalu samay supporters yi nga xam ñoo may supporter suba ak ngoon guddeeg bëccëg parce que loolu xam naa ne man maa toog sama ruux tooñ leen te tooñ leen boobu ma leen tooñ incha allahu bu neexee yàlla suñu bor dina leen fay seen bor te xam naa ne daal maa leen tooñ di leen jéggalu ñoom ñëpp nag te du ma jug ci di wax leen maa ngi leen di jéggalu parce que man xam naa ne dans personnellement maa leen tooñ. lu tax nga ne yaa leen tooñ est-ce que c'est parce que da nga amoon blessure ñëw ci combat bi wala lan la dañoo bëggoon rek nga leeral ñu loolu. waaw ñu mooy li ma la wax rek lu may leeral du bëri mais xam naa ne maa leen tooñ te maa leen tooñ te loolu dëgg la dinaa leen fay seen bor incha allah. D'accord léegi aussi fu ñu bëgg a dugg ak yow rek Balla mooy sa prochain adversaire donc coow li bëri na ñi naan Gris Bordeaux ngay dajal ñi naan Boy Niang ba hier sax Boy Niang jot na def benn sortie donc di ci wax ni daal que moom bu fekkee bërewoo ak moom en premier lieu donc dootul bëree teg yow loolu yan kàddu nga ci sànni. waaw jërëjëf balaa maa wax sax ci loolu actualité bi nga xamante ne moom importance c'est le moment bi mooy ñaanal Lions yi yàlla defal leen ñu jël coupe bi en tant que sénégalais pour man moment bi ñu nekk Sénégal moo soxla pour man wax ci bëri jaru ko ba ñi nga xamante ne suñu Lions yi dem nañu wuti ci Cameroun yàlla jox leen ndam ñu ñëw ñu féete ko noonu leen sénégalais yi ñëpp ñaanal maa ngi leen di ñaanal ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aliou Cissé équipe nationale bi ñëpp maa ngi leen di ñaanal Sénégal jël ko bi di ko yéene sénégalais yëpp nag sénégalais yi tamit aussi tamit yéene ko équipe bi yàlla jox leen ndam man awma lu may leeral ci dara ndax li ma def ci làmb néew na mbër bu ko def li may mobiliser ci làmb néew na mbër du ko def li may sama supporter di ma pousser ak di may ñaanal ak di ma encourager ak li ñëw esaat néew na mbër bu koy def ñëpp nag ay mbër lañ ay champion lañ waaye yàlla nag moo ma jagleel loolu pour man aw ma benn raison di wax ak loo xam te aussi tamit waruma te duma ko def sama papa daf ma yar ci ni ma yare samay baay samay yaay yar ma ci li ma war a yare samay kilifa encadré ma ci liñ ma war a yare làmb nag sport la du wax ju ñaaw du wax ju teggine du wax yoo xamante ne daal pour man jaru ko li am importance mooy kenn ku nekk mooy man blessé na Boy Niang blessé na gis ngeen ko ñaari loxo yi ba léegi dindiw ko comme pour man Balla Gaye de ak sumay staff mu soo la ñëw dégg ñu ne leen tey combat bii nii duñ ko bëre kii la ñuy bëreel waxuñu loolu juste ñun am na ñoo xam bu ñuy wax dañuy wax pour kaf pour cent plat donc pour man wax ci jaru muy bëri neex bëre naqari bëre force la. kon daal sa staff déclaration yi ñu doon def juste pour kaf la rek provoquer ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang. non ñun amuñu jotu di provoquer kenn ci mbër amuñu jot boobu man boog amuma jot bi ñun wax ñu man de da nga ma dégg ma wax ci yooyu du ma ko wax dépassé naa loolu sama niveau ci làmb ak sama dayo ci làmb dépassé naa di wax ci mbër naan lii ak lii ak lii parce que yàlla jagleel na ma tey loo xamante ne lu mbër war a mel naa ko ci làmb lu mbër wala comportement ci làmb comporté naa ko ci làmb pour man awma jot boobu mais l'essentiel daal incha allahu comme ñoo ngi ci wàllu suñu santé suñu yaram bu ñu paree dinañuy wax tey ne ko Papa Gaston pare nañu ki ñuy waaji booleel bismillah waaw. D'accord léegi aussi ñu gis ni que Balla Gaye 2 dafa jël en même temps 4 combats. donc loolu su ma waxul ni c'est la première fois ñu koy gis mbër di ko def peut-être lu néew la daal ci histoire lutte avec frappe ndax yaakaaroon ni 4 combats yooyu noonu nga engagé ndoo danger la. àdduna lépp danger la ngay dox danger la ngay lekk danger la ngay nooy danger la parce que fekk yaa ngi dox wala yaa ngi dund lu ne mën na la dal bëri naa fi gala jël naa fi 3 combats yàlla dafa ma defal 3 combats génn ci jël final bi génn at ci di bëri ba daan ba nekk ci roi des arènes comme pour man lii yàlla moo ko dogal destin la ci man li ma engagé la nag yàlla suñu borom jox ma ko maa ngi ñaan yàlla lii ci des yàlla na ko yàlla mottalil ma ko ci ay bànneex te incha allah bu neex yàlla dinaa ko mottali ci ay bànneex dans la manière.
mais tamit ñu xam ni que boo signé ak mbër rek dina def lu nekk daal ci wàllum mystique ndax ragaloo 4 adversaires yooyu en même temps song la ci fànn boobu ndax pare nga Balla Gaye ci wàllum mystique. non gis nga fii ku mën dara defal ko sa bopp boo sañoon tey du ma la ëppale boo sañoon du ma la gën a siiw boo sañoon du ma la ëpp xaalis sama bopp maa la gënal du bañ naa la tey kenn ku ne ñooñu nga wax ñëpp seen bopp lañ tal parce que ñoom ñëpp ku nekk am na combat waaw. D'accord donc vraiment ñu amoon mbégte bu rëy sekk ak yow waxtaan bi Balla Gaye 2 ñu ngi lay remercier aussi ci sa disponibilité léegi nag ñu bàyyi la rek nga tëj ak aussi ban la message daal ngay lancé. waaw maa ngi santaat nag bu baax a baax di remercier sumay mbokk di remercier sumay am di jàmm ak sumay staff encore une fois di baaluwaat samay supporters ak di leen baalu ak bu wér a wér da nga xam ne nag incha allahu lépp luñ namoon ci man bëgg ko ci man buñ ñëwaatee dinañ gis loolu mais nag maa ngi leen di baalu ak parce que maa leen tooñ te man ku ma tooñ ba ma la waxee baal ma rek jàppal na biir ñëw du ma la tooñ beneen bi du ma la tooñ beneen bi du ma la tooñ ba fi ma jëm ak yow du ma la tooñ xanaa yàlla rek lu jógewu ci yàlla dootuma leen tooñaat bu soobee yàlla te incha allahu amul lenn loo xamante ne nit nañ ko ragal wala ñuy sikki sàkk ci koo xamante ne moo xam ku mu munti doon làmb def nañ ci lu ne làmb dund nañ ko façon dund bu nekk muy mettit muy bànneex 7 ans lañ def nekk roi des arènes nekk ci ak suñuy école de lutte Balla Gaye sama turandoo yàlla na ko yàlla yërëm te xaaru ko àjjana ak rawatina waa Géejawaay kon donc vraiment li may ciy wax rek mooy maa ngi jéggalu ñëpp di baalu ñëpp àq di baalu ñëpp àq di ñaan yàlla Sénégal jël coupe bi ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëmaat sumay staff ak sumay encadrement ak sumay am di jàmm ak soppay Balla Gaye numéro 2 yi prochain combat incha allah ñu ñëw duma daan incha allah. D'accord. Alors c'était tout yéen ñi doon seetaan Gaston Production ak Post Afrique donc ñu ngi leen di ñaax rek ngeen gën a suivre ñaari page yi di Gaston Production ak Post Afrique Post Afrique moom chaîne d'information généraliste la dinañ leen indil lépp luy actualité ci wàllum sport éducation politique et cetera donc gën leen suivre ñaari chaîne yooyu ndaxte kat du ñu jug di leen indil ay exclusivité comme ni ngeen ko gisee nii tey ci waxtaan bu ñu sekkoon ak Balla Gaye 2 jërë ngeen jëf